normalement bu ñëwee loolay baaxoo di def day def ñaan pour ubbee ko waaw mu ngoog. da ci teg le président de l'ODCAV di nuyu toute la population de Fass Kounoune. donc dañu ñëw pour superviser AG bu Fass Kounoune assemblée générale bu Fass Kounoune. donc comme ni mu ko waxee rek ñun lépp lu ñuy def rek dañu koy teg ci règlement teg ko ci ay textes su ko defee ëllëg kenn duñu mën a jàmm donc AG bi mu daan demee toujours dafa war def ay présentation de rapport donc rapport financier waroon am rapport d'activité ak le rapport moral du président mais comme loolu amul d'après ñu texte yi may l'article 4 du règlement intérieur dafa ñu wax ne s'il y a carence de rapport on va aller directement à l'installation du comité directeur ensuite le bureau su ko defee mu jeex donc comme rapport yi amul dañuy jublu ci loolu 23 membres au maximum 25 ñoo xam ne bon ñoom ñooy nekk CD wu ASC bi pour un mandat de 4 ans waaw te ku bokkul ci CD bi aussi mënoo bokk ci bureau bi ñi nga xam ne tey ñooy nekk le futur bureau ñoom ñëpp ils seront des membres du CD d'abord donc mën nañ jublu ci installation comité directeur bi képp koo xam ne parmi les 23 bien c'est déjà fait. ñun waxuñu ay action de développement waxuñu ay mouvement de jeunesse ñun ñu ngi wax association sportive et culturelle de l'ASC Fass Kounoune affilié à l'ONCAV membre de la zone 7 de l'ODCAV de Rufisque di football fii nawetaan zone 7 Cheikh Diop bii ñi daan ñëw terrain moom la ñuy fekk muy organiser match yi moom moo leen daan jox convocation ne leen bés sàngam ñëw leen football see équipe sàngam ngeen di dajal ngeen di football match bi jee ngeen di am recours am lu leen naxari si ni muy demee ngeen koy bind di ko wax ne d'accord ñu si lii d'accord nañ si lii. ba nga xamante ne ASC bi dina mën a am ndam ndaxte bu amee ndamu quartier bi yëpp li may wax nag mooy ci jëmale ko ci jeunesse bi yaakaar naa ne Fass Kounoune tey bu fekkee ne nekk na gox boo xamante ne nar na dem ci kanam nar a baax suñu ndaw yi ñoom ñoo yore kattan parce que jeunesse moom mooy doole jeunesse moom mooy mobilisation moom mooy énergie te yaakaar naa ne yéen a mën a dimbali tey gox bi nga xamante ne xëy na seen papa yi ñoo ko sanc mais tey am ngeen jom boo xamante ne bëgg ngeen seen gox mën a dem te yaakaar naa ne dimbal bi ngeen bëgg a mu ngeen mën a dimbal seen wayjur yi tey moom mooy que ASC ñëpp ngeen booloo xol yi nekk benn énergie ngeen def ko benn ASC pour man te def naa waa ODCAV wax nañ ko du rek affaire sport parce que man ci discours am li ma ci gën a neex mooy lu mu laal yeneen volets mooy culture mooy environnement mooy lépp loo xam ne dafay suuxat ndaw parce que ndaw bu amee ci environnement bu baax bu mu nekk rek gox boobu mën na dem te man vraiment foofu laay gën a xaar jeunes yi tey ak ASC bi pour que ñu mën a taxawu seen gox ñun ay mag lañu dafa naa ne ñun ñëpp daw dépense dem ak ñëw fii dortoir la si ñun mais yéen a mën a defal mbir yi te pour loolu nag tey bu ñu jógee ci lii il faut que ñu dajale énergie yëpp il faudrait que présidente yow ak sa équipe ngeen fexe ba dajale mbooloo Fass Kounoune jeunesse Fass Kounoune par rapport à l'ASC mu nekk dajale boo xam ne nag dafay nekk lépp loo xam ne dafay mooy parloo ak bokk ak féete Fass Kounoune warul am coloration bu mu mënta doon muy religieuse muy politique muy leneen ak leneen mais yéen ñëpp benn couleur ngeen war a am mooy couleur Fass Kounoune en tant que jeune ngeen jël lépp loo xamante ne dafay indi yenn féewaloo ñu jël ko génnee ko ci instance bi su ko defee ngeen mën a doxal mën a taxawu seen gox parce que lu mën a nekk la gox bu bees la lépp a ngi fi compétence yëpp a ngi fi te nit ñi nangu nañu ku ngeen fëgg ci lu mu mën dina ci dugal doole pour jàppale leen en tout cas man ci sama wàll loolu laa ci mën a wax te vraiment ñu ngi féliciter zone di féliciter aussi délégué par rapport ak lu mu dirigeanté équipe bi nga xam ne moo fi génn na ngeen fexe ba ngeen bañ a def ay affaire non parce que ñun fii lañ dëkk dañu dégg loolu yëpp
loolu daf ñuy naqadi trop bu ñu déggee gox boo xam ne ay jeunes bu ñu ànd lu bëree ni fii doxu fi c'est parce que dafa am ay clivage loolu nag nañu ñaan que équipe bi mu nekk vraiment ci seen première ligne de conduite mooy ngeen dajale jeunes yëpp autour de l'ASC mu am dynamique boobu su ko defee. ndigalu Pa Sarr ak magu quartier yi yëpp ndax moom laa bëggoon mu wax sax mais moo ma ne il faut ma jox dénk la ay kàddu nga jotali ko xëy na kër ku nekk xëy na ak comme noonu la ko bëggee sañu ma ko may ndax dama koo bàyyiwoon la maanaam di Papis wax bi am na solo lool waaye li muy am solo yëpp ñoom xam nañ lépp waaye kuy defar mel na ni kuy yéeg rek bul xool ku sànni nga wàccaat ndax boo ko defee doo egg fi nga jëm li paase xam ngeen ko bokku leen cee dellu da ngeen di góorgóorlu to ngeen won ko ginnaaw xam ne fii ñi fi nekk rek ñoo koy defar waaye defar boo gis nag ci dëgg rek la mën a lalu mën a continuer to leneen li ci tegu mooy ki ñu jiital lu mu yàgg-yàgg mu xam ne nit ñee ko jiital mais ñi ko jiital itam lañ ko jiitale muy dëgg ci ñoom ba lépp ñu bañ ko fakastal ñoom ñëpp ñuy bokk ci toog di waxtaan ndax waxtaan buy am rek waxante dëgg am rek solution am waaw loolu yëpp li ko dal ak sabab bi ñàkk a doxal dëgg mooy indi lii am lii mu wax nii li jàll mën nañ ko passé ñun ñuy toog nii ku yaakaar ne xamuñ ci dara xam nañ ci dara te wóor na moo seen nii wóor na ñeneen ñu bokk ASC bi fi bi affaire bi demee ba am fu mu sori yaakaar naa lu ñii yàlla def nañu ñoo ci dox tànk jàmm ba jàmm am ci kon suñu taxawaay fii nekkul maanaam taxawaay bu am solo la ndax li tax lu am solo la comme li ñu wax naan xale yi bu ñu génnee bu ñuy def doo ko yëg mais bu problème amee duñ ko yëg awaa kon bu ñuy taxawal war ngaa taxaw wax leen sa xalaat pour problème bañ a am ndax bu problème amee comme du la mooy kon nga teel la yëg teel a wax sa xalaat pour loolu moo lay noppal moo lay noppal kon ànd bi na lalu ci dëgg rek bu laloo ci dëgg ki la fool ne la fekk nangami at boobu bu jotee li waroon tey mooy ñu fi ñu foloon ñu toogoon rendre compte wax lépp waaw jaajëfal ñi leen foloon xoolaat ñeneen moo leen doy ñu rafetal ko ndax loolu mooy kii ndax quartier du kenn nit moo ko yor du ñaari nit moo ko yor quartier bi ñëpp ko bokk dañuy doxalin mais doxalin bi yëpp li koy lal ci kaw dëkk li paase nag mooy ngeen fàtte ko ngeen jublu ci seen kanam mooy tax te lépp lu ngeen di def wala lu ngeen di kii ngeen bokk toog waxtaane ko bu ngeen waxtaanee rek solution am yéen yëpp ñàkk a waxtaan moo koy indi ñàkk a toog waxtaan ñu bokk dara kenn dem ba yaakaar ne moo ko moom loolu day yàq an mais loolu bu amul rek jàmm rek mooy am yal na yàlla dëgëral taxawaay bi su ngeen bëgg a jëm ci lu baax yàlla eggale leen ba léegi mag ak xale jigéen ak góor ak jigéen ñëpp ñu ànd nekk benn ñu jéem a defar suñu fii ci lépp nag waaw lu dul lislaam may rek war nañ cee war a mën a góorgóorlu pour suñu fii ñuy jëm kanam yow mi ñu jiital ngay président yal na yéen bi oyof lool ngeen am ci lu kawe seen jot ci lu baax yàlla mën na ko sañ na ko yàlla ko def ngeen baal ma nag wax ci mbooloo moo xaw a joxe